yàlla bu baax biñ ko ñaanee fekkee ko daaw ren mu may ñu fekkee ko di ñaan lépp li nga xamante ni ñaan nañ ko fi yàlla na ko yàlla nangu mënuñoo wax nag te yëkkatiwuñu ay kàddu remerciement ñi ngi sant di gërëm suñu wayjur yi fi nekk ñi góor ñi ak ñi jigéen ñi tàmbalee ko ci suñu bàjjen Sooda bàjjen Maguette bàjjen Neysa ak suñu yaay yi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm parce que ak saa su ne ñu ngi ñuy ñaax pour ñu gën a egg liggéey bi di sant yëpp suñu papa Kase ak suñu papa Mbaye Diop di sant tamit suñu papa Samba Sow moom nga xam ne ak bu ne daka daan toogandoo ak ñun fii tey yàlla def yaram bi sutante ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yëkkati di ñaanal tamit suñu benn jigéen Binta Lali nekk doom ci papa Samba ci papa Mbaye Diop moom it nekkoon nit koo xamante ni kenn daawu ko raw ba ci nii barki démb la ba jëkkëram ñëw indil ma cotisation ma ne ko Binta waru woon cotiser parce que yaramam dafa neexul mën na ma déedéet bi ma ko woowee tamit di ko wax ne Binta yow waroo woon cotiser dafa ne ma déedéet papa laay man lii ci laa bokk kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yëkkati ba bu déwénee mu ñëw toogandoo ak ñun fii di remercier aussi suñu grand frère yi fi nekk di remercier suñu grand Adama Fall nekk suñu gore nekk suñu papa di remercier Ousin Matar ak ñoom Maguette ak ñi des magay ak ñëpp di remercier aussi waa kër gi ndaxte lii dafa metti boobu ba léegi toogoo leen lépp li nga xamante ni yéen a ngi koy def pour journée bi jaar yoon yéen a ngi ci te tey jii ñun ñëpp bu ñu paree daanaka dañuy jël suñu oto dem bàyyi ci kër gi mu tax après ñun ñoo koy nettoyer kon nag waa Thiaroye yéen mënuñu leen a fay daan arrêté ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sant di leen masawu coono di waxtaan nag ci li nga xamante ni mooy projet famille bi parce que li grand sa di wax mooy li nga xamante ni moom lañ def daaw yu ci bëri nag dañ ko doon def aveuglement dañ doon xalaat rek ne lii est-ce que bu rafetee dinañ ko def ñu def ko est-ce que lii bu rafetee dinañ ko def mu def ko yàlla dimbali nañu ba créé nañ semi junior maanaam suñu rakk yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu gën a féete ndaw ñoom yàlla def ñoom tamit ñi ngi def seen ay activité ñi ngi organiser ay sorties yoo xamante ni képp kuy ñëw da ngay indaale sa lekk ñu bokk kenn xamul ku bokk ndey ak kenn xamul ku bokk baay bu koor gi jotee kenn ku ci nekk yaa ngi jéem a xëccoo naan weekend bii man maa invité weekend bii man maa invité te loolu lépp li moo ko waral kon semi junior ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di leen ñaax di leen xamal ne li mag ñi wax moo fi am muy man di yéen avenir u famille bi su suñu loxo la nekk kon lépp loo xamante ni buñ ko defee mu rafet nañ ko def lépp loo xamante ni buñ ko defee mu ñaaw ngalla buñ ci dugg parce que képp ku fi gàcceel kenn rek mel nga ne gàcceel nga ñëpp kon ñu ngi leen di ñaax en tant que frère ñu gën a sàmm suñu bopp kenn ku ci nekk li nga nekk nga yéene ci sa morom bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd avancé semi santé ñi ngi nekk di góorgóorlu malgré nag liñ bëgg amaguñ ko ñu ngi organiser journée don de sang mu nekk geste bu noble bëgg nañ bi si kanamee ñu xool nan lañ mën a def ba gën a améliorer santé bi loolu tamit waxtaan nañ ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci famille bi te yàlla def ñoom ñu nekk ay médecins grâce à émission yi muy def muy invité du week-end invité na Adji Gaye invité na Mohamed Sakho invité na Papa Amadou Diallo lépp ñu teg ko ci kaw waxtaan ak ñoom xool naka la ñuy mën a organiser de telle sorte que képp ku feebar ci famille bi mu am benn engagement boo xam ne famille bi dina ko mën a jël envers ñoom ñoom tamit bi ñu waxtaanee jox nañu ci seen xalaat yi ñu jox balaa ñoo pare dinañ ko expliquer mais ñun bu ñu xoolee ni ñuy activités yi ñuy def dafa bëri laaj te ñëpp xam nañ ne joxe lu mu metti laaj moo ko gën a metti chaque jour nga laajte bu yàggee doon ne nit ki am na ko waaye day frustré ki nga bokkal sa doom bi nga xam te ne yaa ko jur bu fekkee ne saa yu demee ñëw na la papa jox ma fukki dërëm bu yàggee nga ne ko toppal fële asantuma laaj nag mbootaay yu mel nii léegi nag dañoo bëgg xool naka la ñuy mën a organiser wu de telle sorte que laaj bi dinañ ko limiter te teewul dinañ am xaalis parce que fii lépp lu bëri loo fiy def gannaaw mbooloo bi gannaaw ànd bi xaalis da ci am solo parce que tey même sièges yi ñu toog nii bu ñu amoon xaalis duñ ci mën a jot léegi bu ñu xalaatee ñu ne léegi est-ce que duñ jël semi transformer ko en GIE wala association wala GIE dinañu permettre tey ñuy mën a bénéficier wu ci ay aides
di mën a am ay partenaires yoo xamante ni di ngeen dem ba egg foo xam dañ naan leen boo defee 25 man ma def 75 te bëri na am na fa organisation yu fi bëri yoo xam ne ñu ngi fi si yooyu dañuy yëngu te ñun war nañu mën a bénéficier wu ci loolu parce que boo xoolee am nañ ay góor am nañ ay jigéen am nañ ay mag am nañ ay ndaw kon ressources humaines am na fi comme ressources humaines am nañ fi war nañ mën a profité ba nga xamante ni dinañ mën a bénéficier wu ci GIE yi wala association loolu aussi dafa nekk loo xam ne dañ koy wax mais amul benn décision boo xamante ni jël nañ ko fekk ne yéen ñi nga xamante ni yéenay suñu charge yi approuvé woo leen ko kon actuellement ni fi ñu tollagum mooy ñi ngi jéem a xalaat jël semi bi lëkkale ci association wala GIE nga fait dinañu permettre ñu mën a bénéficier wu ci mooy yi ma wax léegi nii. semi santé bi aussi bi nga xamante ni waxtaan nañ ci ak Papa Amadou Diallo ak Mouhamed Sakho ak Aji ñoom ñu ne ñu balaa ñu leen di dimbali il faut ñu xam yéen lan ngeen bëgg ñu ne ko ñun li ñu bëgg mooy ku feebar ñu orienté la parce que tey jii boo feebaree nga dem hôpital su fekkente ne amoo fa mbokk da ngay sonn ñun leen li ñu bëgg mooy ku feebar rek au moins ñu am kenn ko xam dina la orienté ñoom ñu ne ñu mën nañoo am lu ëpp loolu ñu ne leen lu ëpp loolu lan la Mouhamed Sakho leen mën nañoo dem ba am suñu clinique bopp parce que ñun am nañ droit rêver parce que ay borom karo yu ñuul ñoo ci ëpp ñu ne ko waa dëgg la mais mu ne aussi mën nañoo def mutuelle moom foofu la yem daane mën nañoo def mutuelle bi ñu invité Pam Amadou Diallo ñu laajaat ko moom tamit mën nañoo def mutuelle bi am ko laaj na ko Papa Amadou Diallo mutuelle bi nan lay demee mu ne ko yomb na su fekkente ne am nañ 100 personnes kenn ku ci nekk volontaire ne chaque mois moom dina joxe 1000 francs 100 personnes pendant 1 an dañuy am 1.200.000 su ñu amee 1.200.000 ñu tee ko ci compte bi teewul ñuy continuer di cotiser mu ne léegi mën nañoo dem ba am relation ak benn hôpital boo xam te ni bu ñu waxtaanee ak moom en tant que GIE wala en tant que mutuelle de santé ñoom dinañu mën a defal faveur boo xam ne ni képp ku nga xam te ni feebar nga te nga bokk ci famille bi yow mi feebar 50% ngay fay ñun ñi nga xam te ñoo bokk ci membre famille bi joxe la 50%. maanaam tey nit su feebaroon 100.000 francs di ko fay fekk na moom mi ngi doon cotiser ci GIE bi ci mutuelle bi di participer moom léegi su ko 100.000 francs waree fay moom 50.000 lay joxe yeneen 50.000 ñun ñoo ko joxe. day mel ni assurance loolu nag lu ñu koy permettre mooy il faut que ñu réorganiser wu kenn ku ne ci ñun jàpp ne li nga xamante ni mooy feebar moo yow muccoo ci te it sa rakk wala sa mag muccoo ci ñoom loolu la ñuy wax ne loolu mën nañ ko loolu it amu ci benn décision boo xamante ni jël nañ ko lu dul waxtaan nañ ci ak suñu grand yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu ëpp expérience te ñoom ñoo ñu jiital amu ci benn décision bu ñuy jël sans autant ñu laaj leen seen avis. Deuxième point bi mooy ñi ngi jéem a mettre en sur place benn semi muy tuddee ko semi diaspora. semi diaspora mooy suñu frères yi nga xamante ni ñoom ñi ngi à l'étranger parce que tey ak mondialisation bi fépp fu waay nekk yaa ngi soxla dara France yaa ngi soxla dara Italie yaa ngi soxla dara Amérique yaa ngi soxla dara Chine wala Brésil. tey jii su fekkente ne organisé wu nañ waxtaan ak suñu frères yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk à l'étranger ne leen kat ñun dañoo bëgg former semi comme semi Sénégal bii am Sénégal ni mu amee ñu former benn boo xamante ni ci yéen lay nekk. mesure si yéen bu fekkee ne chaque fin du mois kenn ku ne dañuy yónnee day denc 30 euros boo xam te ne da koy def ci keesu semi bu yàggee dina nekk lu bëri te 30 euros boo ko yóbboo ci ñoom daanaka du nekk lu bëri te boo ko weccoo ko fii dina nekk xaalis bu xaw a tax tuuti. bëgg nañu waxtaan ak ñoom ba nga xamante ni ñoom buñ ñu mënee accorder loolu ñu am foofu benn semi boo xam ne semi diaspora lay nekk képp ku nga xamante ni par exemple tey am nga bac nga am prescription war a dem France bu fekkente ne am na ñoo xamante ni membre lañ ci famille bi te nekk ay membre semi yow boo fa demee doo sonn dinañ la dalal tey ji su fekkente ne informaticien nga soxla benn machine boo xamante ni mi ngi nekk Angleterre wala mi ngi nekk Chine wala mi ngi nekk États-Unis te nga am benn frère bu nekk foofu soo ko woowee moom lim la ci mën a taxawu amaana bu fekkente ne yaa ko di jëndi sa bopp doo ko mën kon semi diaspora boobu loolu moo tax ñu bëgg koo taxawal. te point benn bi mooy ñi nga xamante ni moom lañu ubbi woon sànq mooy semi social semi social nag moom noppi leen
semi social moom daanaka mooy lépp mooy semi santé mooy semi diaspora mooy semi junior mooy lépp parce que social mooy dimbalante parce que boo leen xoolee affiche bële am na 4 mariages yoo xamante ni semi social dugal na ci loxoom am na ñaari ngénte yoo xamante ni semi social dugal na ci loxoom am na ñaari dëj yoo xamante ni semi social dugal na ci loxoom loolu yàlla na yéex semi social ni muy doxee semi social ni muy doxee semi social bi ni muy doxee ñi njëkk mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk membre bureau bi nekk 10 personnes ñoom chaque fin du mois dañuy cotiser kenn ku teg 1000 francs kenn ku ci nekk 1000 francs weer bu dee loolu 10 000 francs la loolu bariwul boo leen gisee bu ñu dajee moo xam mariage la moo xam ngénte moo xam xew yu mel noonu da ngay gis wala tour maman Ndeye wala maman Fane ñu ngi yor leget di yëngal leget bi lépp lu nga xam ne moo dugg ci biir leget ji dañ koy denc mu nekk caisse sociale suñu yégee ñu ne bu ñu yégee ñu ne kenn feebar na ñu jël ci jox ko bu ñu yégee ñu ne kenn takk na jabar wala kenn ngénte ñu jël ko en moyenne lu ci ëpp kenn ku ci xewle nañ la jox 25000 ñi ci gën a xamante ne léeg-léeg aussi ñu dem ba kees gi wàcc lu fa nekk rek ñu jël ko jox la ko waaye actuellement nii ñuy wax ak yéen semi social bi kees bi dara nekkatu ci parce que li ci duggoon yëpp séddalante nañ ko suñu biir loolu tamit sant yàlla la ndaxte bu ñu taxawul woon lii loolu du am. léegi balaa ñuy jox suñu frères yi ñoom ñu wax ñu li ñu xalaat ci li ñu wax muy GIE bi ak association bi ak mutuelle de santé bi ak nan la ñuy def ba gën a dooleel semi social bi dañuy beral sant suñu benn frère déglu leen ma ne balaa ñuy tëj di jox suñu papa yi ak suñu grand yi dañuy beral sant suñu benn frère boo xamante ni kenn la ci ñun amul dara loo xamante ni dañ koy organiser mu yëg ko te non seulement dañuy jox participation bu am solo waaye daf ñuy woo téléphone bi ñu conseiller naan leen jàllee nii parce que ñun ñi nga xam te ne ñu ngi fi di def ngay gis bokk la koo xam te nekk fi da nga kaa woo téléphone wala nga envoyé ko message muy def muy suñu frère Pape Samba Dieng bàjjen ñu ngi lay yóbbante ci Pape Samba nee ko Ablaye ak waa bureau bi ñu ne ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal lépp loo am ren bu déwénee yàlla nga am lu ko ëpp parce que yéeneem ci famille bi ñun xam nañ ko parce que koo xam da lay nettali ay tour yoo xamante ni dana la ñun dañ daan def tour ba Sibé ko taal bu ñëwee danaan mais la moo tax famille diw ñëw ñu ñun dañ daan dem ba Sibé ko taal di def tour même ci biir invité du week-end yi léeg-léeg nit juum ci ñi nga xamante ni moom lañ bokkee da ngay gis da lay woo ne la non kii dafa juum fii ak kii ñoo bokk kii ak kii ñoo bokk man nii sax bis moo yàlla may jot tuuti dinaa def benn arbre généalogique boo xamante ni dina permettre ñëpp xam ci logiciel laa koy def kooku ku koy def sa xel yaa ngi ko bàyyee ci sa famille te en même temps journée bi nga xamante ni ñu ngi koy def depuis plus de presque 21 jours mënoon na envoyé Baye Doudou xaalis mënoon na la ko envoyé yow waaye mën la envoyé 138 000 francs ne ma moom père lii xeeb naa ko te su fekkonte ne leneen la amul confiance ñun parce que man par exemple daanaka daaw gisante wuñu ba ma ko jéggi si yaakaar naa kon bu ma wóolu woon grand saa wala keneen xëy na da koy jox rakam indi ko defaroon nañ ko benn diplôme pour jox ko mu nekk diplôme d'honneur mais yàlla dafa teg diplôme bi parewul noonu la ko suñu borom defalee macha allah waaw suñu bàjjen nee na par exemple moom ñuy wax yàlla moo ko ci bool waaye naroon naa ñëw tey ji pour fekkee ko kon nag ñun ñëpp nañ ànd di ko ñaanal te xam ne moom fii mu xam te ni moom fa la gisee ñun nañ góorgóorlu ba gisee foofu waaw lii daal moo nekkoon ay quelques kàddu yoo xam ne woon nañ koo indi li ci des nag ñu jox ko suñu frères yi nga xamante ni ñoom ñoo ëpp expérience ñoom ñu wax ñu ci li ñu wax nii ñoom ban xalaat lañ ci am. asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum bismillah.
ñu leen di gërëm ci seen programme bi parce que fu ngeen di dox ba am ay vision ba da am solo. Yéen ñi ci mbaar mi noppi leen seen bàjjen yee ngi toog seen day yi seen nijaay yi kenn waxul ngeen di meleen leen rek. léegi ci social bi man social dox ma ñor boo gisee daaw jéeg ma defe na ngeen créé social taxaw doomu aadama nit mënoo jaamu yàlla lépp loolu. léegi wax nga léegi social bi dem na ba kees gi jeex donc da nga war a bëgg benn fonds social même bu fekkee ku ci nekk 200 francs ngay joxe war ngeen imprimer ay carte contribution sociale man mën naa engagé ñun ñii seen mag ñi ñun yëpp dañoo retraité waaye xewul seen borom ko yore bu ci jógee daañu def 100 000 francs bu seen yoo lay wax nga coordonné ko muy suñu participation ci ngeen def ko seen njiit laay ci fonds social ko bu ko defee ngeen ay carte yoo xam ni ku ci nekk lii la et puis ngeen def barème d' assistance sociale parce que su mburee nii ci bureau ah wala mburee dem hôpital ah ngeen jox ko 20 000 yaa ngi may dégg ñun de Marème kan ni bëñ bi day metti ngeen jox ko 5 000 mais loolu danaa kii yéen a ko jox 25 000 ki ngeen jox ko 10 000 da ngeen def benn barème contribution assistance sociale ku feebar wax ñu ay feebar nag ay sibiru yoo ak saju sewdaan yooyu yàlla ñëpp wér mais feebar boo xam ne kii laaj assistance ngeen ku feebar ba kii niveau bi ñëriñ koy jox affaire yi dëj xam yi dafa yaatu leen seet bu nekkee ascendant descendant wala yooyu koo xam ne bu tàq la ñaata ngeen di assisté loolu maanaam barème boobu dañ ci waxtaan ak yéen la di ñaan nag seen bëgg yëpp yàlla na yàlla àggale Pape Samba mii ngeen wax tamit loolu lu sedd xol la ndax boo xoolee bu ñu nee lii nekk ci suuf lii mooy sa maam Samba Diallo te ñu tuddee ko kon macha allah xëy na barke maamam topp na ko yàlla na jëm kanam moo Pape Samba Diallo yëpp yàlla yokk leen xéewal ba dëppoo seen jikko dëppoo di famille bëgg loolu laa mën ci ngay wax di leen encouragé yàlla def tax wax tey jii. li kuréel bi dañ koy transformé en GIE kuréel bi dañ koy bàyyi à part ba pare créer GIE du ko yàq mais kuréel bi mu leen ko jël ba pare transformé ko en GIE. GIE vocation économique la yéen da leen permettre seen action sociale yi mu am lu koy financé kon structure bi nii dañ koy bàyyi ba pare nag ngeen créer seen GIE du doy ëllëg ma ngeen def ay élevage ku mel ni Ousseynou ngi ingénieur expert en élevage da leen defal ay genre projet kon nag GIE bi yéen sax ñu koy tuddee mais na nekk branche boo xam ne day soxla ko ci association bi des. asalaamaaleykum. ñu ngi nuyu ñi fi teew yëpp ku ci nekk ak turam santam di kii tàmbale ci di Maodo wax rek parce que création GIE bi nga wax daf lu am solo parce que ëmpale wu leen ci Sénégal dafa am kuréel yu bari yu fi nekk yoo xam ne dañuy profiter ci fonds yi fi nekk pour di liggéey pourquoi pas yéen ma mën a xalaat bon nii rek au plus fort bu fekkee ne créé ngeen GIE ba pare mais dafa am yu bëri yoo xam ne ñu ngi dox ci réew bi te da nga bëgg ay fonds te mu ngi sukkandiku pour am xaalis pour seen kees ki parce que li ko kii waxee moom moo ci nekk cotisation mënu continuer il faut déjà ñu commencé xalaat loo xam ne bi dafay tax ñu autonome surtout que ambition yi nga am même sur le plan social mais cotisation doxalu ko de ma loo xalaat ne su nga amee GIE mais kii dafa joxe exemple yi rek ah après ñu koy organiser tabaski ak bu nekk dañuy tabaski ñëppay jënd xar ma ne semi rek am nañ client parce que papa yi nekk semi yëpp dañuy jënd xar tabaski mais suñu organisé bu mën jaay papa bu nekk xar déjà loolu rentrée d'argent lay nekk mais kooku il faut une organisation fii ñëppay jënd ay ganaar ñëppay jënd ay nen Omar mi ngi nii dafay recouvrir dafay joxe ay pourcent léegi sur le plan organisation bu ñu ko defee mën nañu créer benn entité bu mag boo xam ne bii tabaski bi jotee yi jaay ay xar di jaay ay ganaar pendant toute l'année di jaay ay nen te encore suñu biir seen i jigéen ñi am nañu ay lesukat il faut ñu xalaat créer benn salon de coiffure benn ay am na ay couturière yu fi nekk suñu biir ñu créer benn salon de couture man dama sax wax sax ne mën nañ dem ba am idée bu gën a kawe boobu mën nañu taxaw sa benn école de formation ci cadre semi bu def ay formation ci wàllu couture ak coiffure ak sax restauration am na fi ñoo xam ne togg rek mooy seen métier ku mel ni Soxna Diagne daf ciy yëngatu bu baax xëy na xalaat bi su ko waxee nii dina xaw a
flou mais mën nañu ko organiser man dama sax lancer benn idée nii même ci wàllu commencement am nañu benn partenaire bu nekk fii ci koñ ku mel ni Zal même suñu commencé jarul sax ñuy tabax wala ñu ay kër def genre benn partenariat boo xam ne cours du soir lay nekk bu élèves yëpp ñibbee mu abal ñu salle yi de par exemple 18h à 20h ñu am inscription foofu ñoo xam ne ñuy def couture ñi def coiffure ñi def restauration te ñiy jàngale yëpp ay jigéen ñu semi la ñu nekk ci wàllu yooyu yëpp mu nekk loo xam ne la ñuy fay mu nekk yeneen rentrée d'argent mais xam nga idée lañ ko lancé mais dafa laaj taxawaay bu fi jógee li war a def mooy fexe ba GIE bi ñu wax pour bind document GIE yooyu waaw dem déclaré ko APIX ngeen bala am DINEA am registre de commerce comme ñëpp ubbi compte CNCAS parce que su ma affaire tabaski moom xoolee xalaat ni nit ñi def ba am ay fonds ay financement yëpp ñu leen di finance yi ñuy def ay liggéey yu mel nii mais ngeen dugg ci léegi soo amee école aussi même chose pour matériel bi ngeen war a am pour mën a def formation yëpp dañ koy financer mais pour nga kii ko il faut nga organiser wu ci côté boobu il faut nga nekk GIE donc pour daal encore ay jeunes ñoo fi nekk ay xale lañu il faut ñu bàyyi xel ne war nañu mën a yëngatu ci loo xam ne daf ñu war a jural njëriñ même ci wàllu commerce il faut ñu xalaat def ci dara dem ba am fi ay magasin témoin yoo xam ne ay cellules la dem pour ay marché di dugal ci parce que am na ñoo xam ne ay grossistes lañu mën nañu accompagner wala su amee financement ñu sañee seetal kii donc ñu xam ne am na activité yu bari yoo xam ne yii war nañ à partir de bu fi jógee nii rek ñu taxaw ci ba xam ne seen kii tuuru prière bu déwén bi duñu laaj kenn cotisation lépp ñoo koy préfinance bon mais nag li ma leen invité mooy après ñu continuer waxtaan bi ci ay kuréel yoo xam ne ñu koy teg en place comme parents yooyu gën a affiner idées yi bon tëral GIE bi commencé def ay démarches pour vraiment fi ba tabaski bii di ñëw ñu xam ni am nañ ay disponible pour jaay xar bon balaa tabaski am nañ disponible pour jaay ganaar léegi déclaré ko membre yëpp ku soxla ganaar bu jënd feneen suy jaay ganaar ku soxla ganaar nga jënd fii ku soxla nen nga ñëw jënd fii ku soxla meew nga ñëw jënd fii ku soxla soow noonu école de formation bi noonu ñi bëgg a jàng ñëw couture ak yooyu yëpp wasalaam. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu bu baax ba initiative bi rafetlu naa ko trop mais seulement dinaa leen ci jox ay xalaat GIE c'est très bien baax na trop mais xam nga li ngeen war a gën a xalaat mooy da ngeen di jéem a def programme boo xamante ne bii di ngeen mën a am ay appui de l'extérieur même. c'est-à-dire yomb la trop pour mbooloo bu dajaloo ku nekk cotisé ñooy gën a neex a dimbali sax yow mi demal sa bopp parce que man gis naa ay partenaires yoo xamante ni soo leen amee benn kuréel boo xam ne tax na association boo xamante ni à base économique ñoom pour wax ak ñoom ñu ñëw jàppale leen du dara soo leen amee tuuti ñoom boo la amee 25 ñoom mën nañu 75. mais li ñuy ñaan mooy bu fekkee lu sérieux la ñoom nu ñu am fu ñu dëkk rek ñoom seen réew ñoo leen